woo kilifa diine yi attirer seen attention ci benn fait mu ngi bëgg a doy waar te lii leer je pense que leer na ci bëtu nit ñëpp ci période campagne électorale bi Médina am na violence am na bain de sang am na arrestation ñu passé étape boobu yaakaaroon ne day jeex ña mu seqaloon fitna yooyu àndaat nañu kenn déggaatul fitna Barth dugg na fi fitna jógaat na dañuy wax kilifa yi ñu ne suñu mënee ñu artu bi muy jot Médina dañu dul may kenn sañ-sañ ak dof-dof lu bu lay yóbbu ci ngay dal ci kaw nit ñi loolu c'est fini à la Médina te wax bu jógati dina am réponse à Bamba Fall je m'adresse Bamba il est temps que toi tu te ressaisis tu es libre d'aller vers Macky Sall kenn du la tere mais mayel nit ñi jàmm Médina du sa propriété nit nag bu la wóoree ni boo yéen ñaar buñ leen jëloon sànni leen ci diggu Manding àll nit nekku fa kenn nekku fa bu fa benn gaynde nekkee kese buñ ne leen nii ngeen seen ñeenti bët daje nga préféré dem ci wetu gaynde gi mooy gën a yomb nga affronté ko ku mel noonu nag da ngay xam sa bopp. pour rappel je te rappelle au moins une chose en 2017 ci législative yi bi ñu la kojee fii mu metti bi ñu ko kojee fii mu metti il s'est terré dans son bureau bi ko presse bi relayé Barthélémy Cotte moo jóge commune am ñëw ci biir mairie bi génne ko ne ko da ngay génn ñu génn non seulement génn ko mais dafa ne ko doo dugg oto da ngay dox ñu génne mairie bi ñu ñuy sox ay lacrymogène mu ne ko dañuy xuus dem kooku tey boo koy wan njàmbaar wala sa njaboot gi da nga ñàkk xam sa bopp trop c'est trop on ne peut plus continuer cette situation day dakk ci nii wala nële wala loo fi bax ñu ngeer ko loo fi baatare ñu tebbi ko bu soobee yàlla loolu na leer nañ góor nag je pense que góor du laxoo garab di tiire ci sa nawle Barth ku ko xam-xam nga ko ci ñaar li muy def conviction bu mat sëkk la àndal engagement bu mat sëkk la ñu gis ci moom détermination bu mat sëkk bu naan déet Macky Sall daf koy def ci bët yu leer nañ ñëpp jàkkaarloog moom mun na ko déet du laxoo kenn moom nag war na rusa laxoo état di dal ci kaw Barthélémy ak njabootam foofu laa yemagum pour le moment jërëjëf. Jupiter Diop coordonnateur taxawu Dakar à la Médina. Ara Diagne dëkk Médina taxawu Dakar nekk responsable taxawu Dakar tey suñu gisee lu tax point de presse bi ñu tenir ko c'est pour mu am message bu ñu bëgg a lancer les Médinois daaw Barthélémy Dias dafa dugg Médina di dox mbokk moom mu toog maire yobal ay xale ne Barthélémy Dias du fi dugg Barthélémy Dias ñëw fi la ndékkee fi la añee fi la reeree dox fi doxu mbokk ñu koy wan ni Médina ñun Médina lañ dëkk Médina kenn ëpp la ñëw fi Olof Njaay nag dafay am lu muy wax lu ëpp tuuru te bët bu rusul toj moom Bamba Fall na xam ne boobu ba léegi mi ngi topp ci deru Barthélémy Dias amul lu mu yàqul Barthélémy Dias li ma bëgg a wax mooy Barthélémy ba léegi tontu ko ñun nag ñoo fi nekkal Barthélémy Dias fii à la Médina mu am benn wax rek buñ koy wax encore une fois moom xam nañu ñun xam nañ ko bu baax Barthélémy Dias ci boppam du nit ku ñuy xoxatal ñun ñii nekkal fi Barthélémy Dias du ay nit yu ñuy xoxatal encore une fois ñu koy rappel ni moom fu mu nekkee noonu sunu ay frères ak ay sœurs ñoo fa nekk dëkk Médina nit nag am na loo xam ne soo ko nee du ma la topp dafa fekk fi ngeen jëm moo sorewul ñu koy waxaat leneen moom Bamba Fall na xam ne Barthélémy Dias tant que ñun ñi ngi fii Médina Barthélémy Dias dina dugg Médina am na nag lu fi amoon du ma si sax wax parce que loo xam ne ay xale la ñu joteel coow li bëri ñu jug naan ay nitu Bamba Fall ak léegi jàppal bàyyil loolu du ma ci wax parce que lu amul bopp la amul genn ma jàpp ne Barthélémy nit su ñemee day taxaw jàkkaarloo ak moom waxul li nga ko bëgg a wax mais taxaw di làqatu ci ay ginnaaw nit di wax li ngay wax loolu du yëfu nit ku baax ma koy wax moom encore une fois na xam ne ñun
en tant que man responsable ma ànd ak samay camarades ànd ak waa taxawu Dakar ñu bokk ci coalition bu ñuy wax Yewwi Askan Wi dañuy wax ni ku xam coalition boobu xam ni kenn du leen xoxatal te ku xam Barthélémy Dias xam ni Barthélémy Dias ku ko song rek da nga ko xamul ma koy fàttali leen ñun nag dafa am lu ñu jàpp mooy que ni sunu ay frères ak sunu ay sœurs ñi ngi foofu ci maire bi di liggéey mu am yu bëri yu fi xew ci élection locale yi passé may artuwaat ne ko Barthélémy dina dugaat Médina Barthélémy dinañ ànd ak moom def le tour de la Médina Barthélémy dina ñëw ñu dalalaat ko Médina te su boobaa ñi ngi xaar ba loxo jug wala nit def na ko sul noonu dina xam ne dina am affaire ak ñun mais du ko am ak Barthélémy Dias wax ji nag du mën a bari parce que jëf bu waree wax du bari la message bi ma koy lancé mooy Bamba Fall moom xam nañ ko moom bu baax li muy def nag na ko xoolaat te dina téye ay njoñom loolu laa amoon lu may wax wasalaam wax ji du bari. ñu ngi nuyu suñu mbokk presse yi fi daje yëpp et di leen remercier ci woote bi nga tax waa Médina yëpp woote ko plus particulièrement Yewwi Askan Wi ak taxawu Dakar bi nga xam ne moom la Barthélémy Dias bokk. et ñu dëkk Médina nag dëkk fekk suñuy nawle dëkk fekk suñuy rakk dëkk fekk suñuy jarbaat dëkk fekk suñuy pap dëkk fekk suñuy njaboot fas yéene dox ci biir Médina ci jàmm ci salaam parce que Médina ñun neen la kenn mënuñoo xar ñaar ndax ku juddoo Médina màgge Médina yaakaar naa ne doo toroxal doomu Médina doo rey doomu Médina et li ñu gëm mooy dara mënuñoo delloo ginnaaw ci li ñu bëgg ci biir Médina li ñu gëm mooy li ñuy doxal ci biir Médina en tant que acteur politique ñu bokk ci taxawu Dakar bokk ci coalition bu ñuy wax Yewwi Askan Wi gisuñu mindeef wala doomu aadama bu ñu ko mën a teree def ndax def nañ ko ci élection locale yi def ko ci jàmm def ko ci salaam kenn dégguñu ci coow ka daan indi coow nag fa mu féete woon ba di ko indil ñooñu ba toroxal ci doomu Médina gaañ leen ci ñii tey ñi ngi ci kaso bi ñii ñi ngi ci leneen moom moo wëlbatiku àndaat ak ñeneen bëgg a toroxalaat doomu Médina ñuy wax na ñun li ñuy def ñeme nañ ko te xam nañ ko mais lépp lu ñuy def dañ ciy ànd ak yar ak teggin am na ay kilifa yi fi nekk ñi ngi koy wax ci turu kilifa yëpp nag di leen ñaan njëkk parce que dañuy bañ ëllëg ñu yóbbuñu fu ñu dëkkul ñi ngi ciy jiital nag ñi nga xam ne ñooy imaam yi jiital ci chef de penc yi jiital ci notable yi jiital ci délégué de quartier yi jiital ci bàjjanu gox yi di képp koo xam ne personne ressource nga biir Médina ñu ngi lay wax ne la mbir mii di waaj a xew nañ ci antu te wax ci parce que jàmm rek ñu tax a jóg xuloowuñu xeexuñu saagantewuñu dóorantewuñu waaye nag ku ñu mbéj ñu mbéj la te ki koy def ba mu lëndëmee ñoo ko doon gunge di ko jaarale yoon amuñu luñ ciy ragal amuñu luñ ciy tiit mais dañu nekk nit ñoo xam ne dañu yar te bëgg Médina bëgguñu dara lu xosu Médina duñu seetaan benn doomu Médina di gaañu wala ñu koy toroxal parce que bu ñu leen gaañee suñu bopp la ñu gaañ bu ñu leen dóoree suñu bopp la ñu dóor bu fekkee benn nit par ses propres intérêts moo bëgg a tas Médina yëpp pour ñuy reyante di xeexa loolu duñ ko nangul alerté nañu nag képp kuy doomu Médina ñu nekk ci moom ñu jàpp ne suñuy frère lañu suñuy sœur lañu suñuy jigéen lañu ñun ak ñoom ñoo bokk ndey ak baay que ñu revenir sur des meilleurs sentiments te xam ne nit kooku noonu mu ñu jaxase moom position bi mu jël na ko respecté mu jël ko bàyyi nit ñi jël seen position Barthélémy Dias ëpp ñu fulla ëpp ñu fayda soxlawuñu ko ci biir Médina pour mu régler ñu suñu problème ñun les Médinois ñoo koy régler à notre manière ci discipline ci fayda ci fulla duñ ci nekk di commentaire ñii fi nekk di dof-doflu suñu njaboot lañu alerté nañ leen wax leen ñu ànd ak dal te yaru te xam ne li ñu bokk mooy Médina Médina nag comme dañ ko bokk ko ci ay ci waajur bokk ko ci njaboot nañ ci ànd ak dal te delloo ci seen xel ki leen yóbbu ci son propre intérêt ëllëg bu méttee ñii yóbbuwoon kaso ma nga ca leneen tàmm na ko nag tey fii suba fële ñun demuñu dikkuñu la ñu gëm dañ ko gëm bu ñu nee waaw la waaw la bu ñu nee déet déet la noonu la ñuy ànd ak suñuy nawle noonu la ñuy ànd ak suñuy morom la ñu gëm dinañ ko doxal ci nii mbaa ci nee foofu la doon kaddu yi gën a gàtt loolu rek lañ ci wax di ñaan jàmm gu sax nag ci biir Médina. Ndeye Ndiémé Guèye en fait man dama am lu ma naqari parce que xamoon naa ni gaa ku manqué la mais pas à ce point moom gaa nekkul nit bu mat
ndax ñàkk matam moo tax ñun ñëpp ñu bak mais yegsi nag ba ci cap bii nii man xamee ma yaakaaroon naa du fa mën a yegsi donc juste rek luñ koy wax que la récréation est terminée gis nga dóor dëkk la woon fayoo ko tas Bamba Fall dootuñu ko may dara fii ci diggu Médina gi ñun fii la ñu juddoo ñii Abbas Ndaw ñii la Dantec ñii principal ñii kër Anna Senghor ñun jëruñu benn oto wàcc fii xasuñu nag ñi jël oto wàcc fii mais dañ ko bëgg a wax fii lañ bokk kon ñun mënuñu xokkatal bàtt na ku ko yeb da nga ko fekk muy nelaw bàyyi ba mu dem nga topp ci di dóor ay jigéen ak di leen sànni xeer kooku matati la moom dafa manqué du ànd ak ku mat ñi ngi wax na xale mi mu nekk nañ dellu si xeexa xuloo rek la leen jàngal ak wax lu du dëgg waa APR gi ko jël adopté ko xamuñu ko dëkk yi mu tas ndara ci gën a ndaw suñu wax nag du ci bëri Bart moo fiy dugg dina fi ndekkee dina fi añee dina fi reeree dina fi njogandikoo bu ko neexee mu fanaan ñu ngi koy xaar nag waxuma la moom bu ñemee moom si boppam na ñëw ndax man boog li ma xam si moom moom ab buqat la moom day làqatu rek moom buqat la day làqatu rek ñun nag ñu ngi koy xaar lu mu indi rek du doyee pare nañu takku nañ te dootuñu ko mayeti dara gémminam gi dina ko tëj na dem ma nga ca mburoog soow xamul lu mu doon na lekkam te may ñu jàmm moom daf ñu koy jax bu mat sëkk loolu rek la ñu amoon luñ koy wax ne ko moom récréation bi jeex na c'est fini comme fi door da ngay fayu ngeen baal ma nag. responsable taxawu Dakar Médina donc ñu ngi nuyu assistance bi di remercier la presse quand même di dellusiwaat di ñaan yàlla nañu yàlla may xel ñu gën a tey ci kàddu yi ñuy yëkkati pour di ko jox waa Médina parce que suñu kilifa yi fi toog wër ñu dañ ñu ñaax dañu waxtaan ak ñun ci ruq nañu fexe leen ba kàddu yi ngeen di yëkkati mu doon kàddu yu sell yu rafet pour dugg ci nopp waa Médina yi parce que waxtaan la ñu woote wootewuñu xeex suñu bëggoon xeex tey heure bi ñu ngi sanc woote bi nii ci diggu Médina pour jàkkaarloog Bamba Fall parce que ragaluñu loolu. Sur ce may def interpellation yoo xamante ne j'appelle directement Macky Sall le président de la République et je lui dis su fekkente ne yow yaay ngemb Bamba Fall arrête Macky Sall Bamba Fall su fekkente ne xamatoo foo jëm dellu sil ñi la daan won yoon ñu ngi fii deewuñu dawuñu viens à côté ñu yaraat la nga xam fi nga war a teg sa tànk parce que fii ay ragal nekkuñu fi le nom de Bamba Fall rime avec violence Bamba Fall xamul dara ci politique lu dul violence c'est son nom qui rime avec violence nous le savons tous su fekkente ne yéen la presse yàgg ngeen suivre Bamba Fall ñun yàgg nañ ko suivre parce que ñu ngi ak moom ci milieu politique bi depuis longtemps ce qui s'est passé ba mu dem prison ñi nga xamante ne des jeunes comme lui yu dëkkoon Médina ñu ngi fii taxaw ci biir jotaay bi bi ñu nekkee prison Bamba Fall jooy na fa tous les jours mu jooy ça veut dire que du ko ñeme te loolu yëpp xam nañ ko ñi ko daan protéger ci biir prison bi mooy jeunes yoo xam ne ñu ngi taxaw fii ànd ak ñun dëkk Médina ñu ngi wax Bamba ñu ngi woo le khalife général des Mourides Bamba bi nga xamante ne day mbubboo Mouride yi te du Mouride dinañ ci wax dinañ ci jëm léegi ci point boobu noonu ñu ngi woo les Lébou de Dakar et du Sénégal parce que Bamba Fall li muy yëkkati wax ko ci Lébou yi mu dugg sama nopp mu yëkkati ko wax ko ci Mouride yi mu dugg sama nopp Bamba Fall dafa nekk nit koo xam ne Sénégal ñoo ko war a jël seen bopp en charge waxtuma la Médina il faut qu'il arrête parce que nit ñi ragaluñu moom moo ñëw fekk ñu nag biir Médina nit ki nag boo ko fekk see këram mu ganale la toppatoo la adopté la ba def la maire je crois que kooku am na réponse boo ko war a mën a delloo bu dul di ko woo ci ay violence la personne de Barthélémy Diaz avec qui nous travaillons Barthélémy Diaz dafa raw Bamba te du léegi la ko raw il n'a pas attendu à être maire de Dakar pour raw Bamba Barthélémy Diaz dañ ko félicité ci maire wam mu taxaw leen bay wër Dakar di taxaw lébu yi
jéggi meeram di taxaw waa Dakar si la ko Dakar dafay confiance jox ko ville de Dakar bii ñu ko jox nii Barth Dakar ñoo ko bëggal seen bopp Barth a travaillé pour mériter lu mu am nii je crois que li ci Bamba di dox yëpp iñaan ak siis rek moo ko jàpp mais mais Barthélemy du moromu Bamba Fall il a travaillé pour en arriver là où il est aujourd'hui may wax nag lébu yi Bamba Fall ci kàddoom ci sama nopp nee na lébu yi boo ko joxee xaalis rek lu leen neex mën nga ko def lébu yi maa ngi koy wax lébu Ndakaaru Njaay yëpp parce que moi qui vous parle je suis petit-fils de Amadou Assane Ndoye musuma ko fësal musuma ko wane doxewuma ko Médina laa juddoo foofu laay milité mooy taxaw pour l'intérêt de la Médina maa ngi wax lébu yëpp nañu commencé xeex Bamba Fall bés na ki tey tous les lébu de Dakar parce que wax ju ñaaw rek lay yëkkati di ko jëmee ci lébu yi ça me fait trop mal may wax ak muritu Sénégal yi laay waxal Bamba Fall bi mu daggee terrain Gibraltar ne def ko may la communauté mouride ma toog ak moom ma ne ko léegi comme mayee nga ko jox leen ko ñoom ñu tabaxal la seen bopp parce que mouride dañoo xër bëgg seen tarixa ma ne ko jox leen terrain bi ñu tabaxal ko seen bopp def fa lu leen neex parce que bu dee ñoom rek moyen fu la ëppee nga au moins réserver Médina moyen yi tuuti yi pour nga jëmale ko ci yeneen rubrique mu ne non du ma leen ko jox parce que murit yi dañoo ëppal c'est ce que Bamba a dit du samay wax nag waxu Bamba Fall laay wax maa ngi koy wax bëgg naa wax ji may wax sëñ Mountakha sax déglu ko Bamba Fall dafa xas murit yi turam boobu waroon ngeen ko fexe sax woo ko baptiser ko tudde ko beneen tur bu dul Bamba parce que il ne mérite pas tudd Bamba Fall il faut changer ce nom là mu ne ma murit yi dañoo ëppal su ma leen ko joxee dañuy yaakaar ne ñoo ko moom te moomuñu ko ça veut dire que moom ay activité politique la doon dox ba di ci naxante ak waa kër Serigne Touba mooy yëkkati kàddu yooyu nag pour nit ñi xam Sénégal xam adduna bi xam que ni bu ñuy seet nit ku bon ci adduna mu ngi fii biir Médina nañ ko ñëw fii dinañ ko gis bu ñuy seet nit ku yées c'est Bamba Fall wax yi nag bëgguñu yëkkati kàddu yu ñaaw ñu ñuy déglu parce que dañu bëgg li ñuy wax ni ay kilifa di ko dégg kilifa yee ñu ñaax nag ñu yamale foofu wax ji mais Bamba Fall jàkkaarloog moom dinañ ko won ni bu dee fit ñoo ko ëpp bu dee ay nit Barthélemy Dias moo ko ëpp bu bëggee xeex na ñëw ci Médina bi ñu xeex ko incha allah. maa ngi tudd Adja Aïssatou Gueye di responsable taxawu Dakar fii ci Médina di nuyu ñëpp di leen ziar li ñu fi tax a toog nag wax ji du gudd du gàtt ndax wolof Njaay dafa ne bët bu rusul toj dafa am yenn façon yoo xamante ni bu ko nit di def dañuy foog ni da nga màndi wala dañ la liggéey wala dara mais nga di ko def ak sa propre gré ndax dafa am loo xamante ni nit ki doo jaar ak moom foofu ba pare ëlbatiku mel na neen ñun nag ñu ngi koy wax ni nu ko neex na ko mel safuñu man nag li may wax damay interpeller di woo waa Médina di leen wax ni waa Médina muy yaay di papa di doom di jarbaat di dëkkandoo Médina ñun ñëpp ñoo ko bokk ñun ñëpp ñoo ko bokk bu leen nangu nit di leen wax lii wala laa Barthélemy dafa jël waa Médina def leen ci xolam taxawuñu Médina mu am nu mu demee dootul ñaar parce que Olof Njaay dafa ne lu ëpp tuuru xam Bamba xam nañu ñun xam nañ ko ñu ngi woo nag waa Médina ci dal ci nit ñu xamee ndax ñun fii la ñu juddoo fii la ñu yaroo fii la ñu màggee duñu nangu kenn duñu yàqal suñu Médina bii tey ji amoon na ñaari nit yu fi jote kii bokk ci camp bale kële bokk ci camp bi tey ji ñoom ñaar ñëpp ñoo àndandoo ñoom ñi gaañu ñoo perte kon Médina nañu yeewu bu ñu nangu kenn duñu utiliser ak di utiliser état pour ñëw di dal sunu maire Dakar bii mais Barth nag mooy maire Ndakaaru muy neex mooy maire Ndakaaru muy naqari muy maire Ndakaaru nañu delloo si sunu xel te xam ne Médina bi ñun ñoo ko bokk Dakar ñun ñoo ko bokk loolu laa amoon si lu ma doon wax wa salaam. À son heure. Quoi, il est venu à son heure. Depuis quelque temps, on constate des attaques. Depuis quelque temps, on constate des injures venues de l'autre camp. Nous faisons savoir à ce camp, à son dirigeant, au premier chef, que la famille de Khalifa Sall à la Médina, la famille de Barthélemy Dias à la Médina n'a pas peur d'apporter une réplique. Nous avons jugé que
Sa famille est notre famille. Nous avons des sœurs qui travaillent à la mairie. Nous avons des frères qui travaillent là-bas. Il y a des gens avec qui on a tenu compagnie depuis longtemps. Nous avons jugé nécessaire de nous respecter et de respecter les autres. Cela n'explique pas que nous refusons le débat. Cela n'exclut pas que nous avons peur. Mais aujourd'hui, il est temps qu'il arrête. Oui, il doit arrêter. Pourquoi il doit arrêter? Parce que nous sommes constitués à des sentinelles à la Médina pour représenter Barthélémy Dias, mais pour constituer aussi sa défense. Il faut que ça soit très clair. Moi qui vous parle personnellement, depuis quelque temps, je reçois des menaces, des appels venant de partout. Même au niveau de leur groupe WhatsApp respectif, sont en train de me menacer et j'ai des preuves à l'appui. Je leur fais savoir que j'ai pris toutes les dispositions nécessaires pour me défendre. Je leur fais savoir que ils ont dit que mardi prochain, Inch'Allah, ils vont venir à Diapo pour tenir un point de presse. Pourquoi ils ont choisi cette date? Parce que c'est une date que moi, Malick Samb, a choisi pour tenir une activité politique. Cela suppose qu'ils veulent une confrontation, mais qu'ils sachent que là, ils devraient venir. C'est mon fief, Diapo. Diapo appartient à Malick Samb. C'est moi, Malick Samb, qui a fait gagner Bamba Fall à Diapo. Au crépuscule, j'étais seul. Je me suis battu, corps et âme. J'ai fait des proximités. J'ai vulgarisé son image pour qu'aujourd'hui, qu'il arrive vraiment à bien être reçu dans ce beau quartier que j'adore beaucoup. Pour lui dire que je suis Sénégalais bon teint, je suis Médinois bon teint. Mon extrait de naissance, je le cherche à Abbas Ndao, repos Mandel. Pour lui dire que Diapo est un quartier qui épouse bien son fils qui s'appelle Malick Samb, qui respecte bien son fils qui s'appelle Malick Samb, qui a vu son fils qui s'appelle Malick Samb, et Diapo est prêt à protéger son fils Malick Samb, mais aussi Diapo est prêt à accompagner son fils Malick Samb.